waaw li may conseil Leuz Diwane ji mooy li may conseil artistes yëpp qui reste sénégalais mooy premier bi may wax chaque jour bu ma ne sénégalais je veux dire africain quoi globalement mais sénégalais ba pare ku ci nekk tamit Leuz Diwane ji en personne ak ay moromu artistes am mooy ñu gëm ne am nañ ay culture am nañ ay valeurs traditionnelles et cetera ñu gën a xuus ci loolu gën ci gëstu ba ñu toppandoo kaana yi. waaw mburu ak lem day comme son nom mburu ak lem donc mburu c'est juste pour mu accessible à tout le monde comme ñëpp xam nañ kilo mburu cherul mais lem parce que voilà dañuy dégg tout le temps gars yi di wax voilà gars yi dañuy wax ay lune de miel donc anytime day ñëwaat quoi lune de miel mais mélange bi voilà je crois que ba may nekk xale je crois que ñëpp sénégalais yëpp expérimenté wu nañ ko daan nañu fooye mburu ñu leen ci diwal lem wala lem kese noonu pour ñu jàngi suba teel bi donc voilà loolu mooy indi titre bi quoi de façon banale mais accessible à tout le monde quoi mais bon contenu bi moo ëpp solo que titre bi quoi titre bi c'était juste benn genre voilà lu xaw a reetaal lu tuuti pour gars yi ne may kii lan lay wax ci biir dama waa déjà texte bi yàgg na trop ci man bind naa ko mën naa wax def na attaque lu tega commencement bi dañ ko bind yeggul ñu bàyyi noonu premier couplet donc deuxième couplet bi ma koy am fekk na boobu maa ngi am musique bi quoi mais inspiration bi noonu la ñëwee naturellement damay toog di xool li gars yi di dund ak ñun ñëpp li ñuy dund du mën kese donc c'est tout le monde. Youssou Ndour ak Pen xamoon naa ni daanu daje te du nuroog len xamoon naa ne bés bu nu dajee mooy dàkk mburoog lem du ma la fen gi mi yow heen ñu ànd dem feneen jëndee bu ma la kenn du kenn ci ñoom ku mën dara ci ñun te ñun soxlawuñu xuloog kenn. refrain bi waaw c'est simple comme Youssou Ndour ak Pen ñoom ñaar dañu wayoon xamoon naa ne daanu daje donc genre clin d'œil la pour grand yi andiwaat tuuti ne ñoom tamit voilà suñu ay référence lañu si ñoom la ñuy jàng donte bokkuñu domaine d'évolution mais bon ay icône lañu quoi donc loolu rek moo taxoon ma commencé ci Youssou Ndour rek. mais tamit pour delluwaat ne xamoon naa ni daanu daje genre double rôle la donc xamoon naa ne daanu daje te du nuroog lem xamoon naa ne bés bu nu dajee après nag mooy dàkk mburoog lem duma la fen give me your hand jox ma sa loxo ñu ànd dem feneen jëndeewuma la kenn du kenn ci ñoom mën dara ci ñun te ñun soxlawuñu xuloog kenn donc c'est simple c'est pas compliqué noonu la duggee noonu la ñëwee donc c'est juste que ne day tënk lépp. ca Abbas la ñu boole ñaari ruu yi àdduna du woon tukki te gisew ñu ba noppi benn place ñu bënn sama ruu yi nekku demoon tukki te mënul ñëw ba léegi jana xeek ba neex di ma këlli-këllee kañ lay doon ak nu may def ba gis la daan ma xeeñ lu gën neex du kii du këllee nga ne woon ci yoon nu may def ba miss la stagiaire la woon CV bi dem na fu ne ndekete yoo du ma liggéey ci ñoom du jenneer dañ ma la wan voilà sa aras la ñu boole ñaari ru yi mooy ca aras gars yi xam nañu aras des fois nit ñi dañuy wax lu leen neex mais aras la mooy au-delà donc comme gars yi dañuy wax ne am dundul na ba pare gars dañuy wax en philosophie ne ruu yi dundul nañ ba pare ñu ngi woon ci beneen monde donc ñoom bi ñu waree ñëw ci terre lañ leen dugal ci benn fleuve bu ñuy wax fleuve de l'oubli moo tax ñu fàtte li ñu jotoon dund fa la yépp ñëw parce que il fallait ñu jël âme ak corps boole leen loolu la philosophie tuddee ensomatose mooy le fait que ñu jël âme di ko dugal ci jëmm léegi nag loolu noonu il paraît avant ñuy dugal am ci jëmm dañ ko dugal ci fleuve de l'oubli mu fàtte li mu jotoon dund yépp donc loolu nag moo indi moom mu fàtte li mu jotoon dund moo tax ma ne ca aras la ñu boole ñaari ruu yi day mel ni ñaari ruu yi dundoon nañ ci aras ba pare mais le fait que ñuy dundaat di ko fàttaliku ma mel ni ku la gisoon dafa mel ni suñu ñaari ruu jotoon nañ dund ci beneen monde bu bokkul ak bii quoi loolu moo indi adduna du woon tukki te gisewuñu ba noppi parce que comme dundoon nañ fële rek dinañ dundaat fii benn place ñu bënn sama ruu yi comme oto bu ngiiroo wala oto bu pënam bënn mënul dem donc man benn place ñu bënn sama ruu yi nekku demoon tukki clin d'œil la tamit pour ñuy nekk Europe wala ñuy nekk feneen mënuñu ñëw parce que xam nañu seen condition de voilà de vie des fois dañuy bëgg ñibbisee mais ay papier wala
ay conditions da leen tere ñibbi mais dañuy xam naka lañ koy dundee naka lay méttee ci ñoom donc loolu lañ indiwaat rek nekku demoon tukki te mënul ñëw ba léegi. jànn xeeg bànneex parce que ñaar la jànnaxe la ak bànneex jànnaxe bi lan moo ko indi mooy dama jaaxle mais bànneex bi mooy xam naa ne dina ñëw parce que bu ñëwee dina neex jànnaxe bi mooy gisaguma la te xamaguma kañ laa lay gis donc loolu mooy jànnaxe ak bànneex di ma këlli këlle comme xale ni muy kekkantoo mag di ma këlli këlle du kii du kële wër naa mais xam naa ne du kii te du kële nga newoon ci yoon nu may def ba gis la donc jànnaxe ak bànneex di ma këlli këlle kañ lay doon déjà loolu moo jiitu kañ lay doon loolu moo tax mu am jànnaxe ak bànneex xamaguma kañ la ak naka laay def ba gis la daan ma xeeñ lu gën neex parce que dañ ne togg bu naree neex bu baxee day xeeñ donc daan ma xeeñ lu gën neex du kii te du kële nga newoon ci yoon nu may def ba miis la donc ñu ne stagiaire laa woon CV bi dem na fu ne CV bi mooy comme ñëba ngay da ngay am fi relation tey mu yàqu nga am fi relation mu yàqu loolu mooy CV donc ku nekk jël na essayé na mais doxul donc voilà CV bi dem na fu ne ndekete yow du ma liggéey ci ñoom du janeer dañ ma la woon du ay janeer gis naa la soit si gént wala ci vie dëggantaan donc CD bi daj ne bu dee yow yaay jur samay doom loolu mooy premier nga tooñ ma maa lay baalu wax leen ma kañ lay dallu ku saña tamba mbaalu boo ma meree ma waaru bàyyi leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem li ma yëg xajul ci ndab du jeex kee wax ko bu mu yàq kere dem danga gën a foor xetu boon ci man tat lay def su ma la jegee mën nga sa boor mat nga li nga doon ci man bu dul yow sama tool kenn du ko ñagee bokk ak yow kër di foo di ree di kontaan mooy sama yéene ci yow mu antu ñu muur la nga uuf sama njaboot je t'aime mon cœur kenn du ñu ree doo dégg ndeysaan dinaa la tee ni mu waree ba dégg jaraboot ma moitié ma reine l'autre moi ma meilleure amie quand je parle de toi j'ai des larmes aux yeux je t'aime et tu es toute ma vie donc c'est simple nga tooñ ma maa lay baalu même bu fekkee yow yaa ma tooñ sax man dinaa am maanaam suufe ñëw baalu la quoi parce que sama intérêt la sa intérêt la parce que des fois ñu ci bëri couple da ngay gis ku ci nekk day jaay sa morom maanaam donte bëgg nañ juboo mais ku ne day xaar sa morom ñëw donc loolu laay expliquer nga tooñ ma même boo ma tooñee sax garaawul man dinaa wàcc sa bopp ñëw baalu la quoi c'est pour suñu intérêt ñun ñaar ñëpp donc wax leen ma kañ laay dallu parce que dallu ñëpp xam nañ dallu maa ngi di ci daw 24 heures sur 24 kañ lay dallu quoi parce que jaral nga ma coono yooyu quoi du ma dallu même bu fekkee c'est pour tout le temps may sonn pour yow wala pour ñun dinaa ko def ba fu mu yem neex donc jarul ñu may sonal dama wax voilà booy da nga sonn sa couple bi da nga nanga mag na parce que bëri na ay avis de l'extérieur yu yàqu couple donc moo tax ma ne ku seña tamba mbaalu parce que aw ma jotu nekk ci biti di taxawaalu am naa li may wër si biti yëpp mu ngi fii donc lan laay def ci biti di taxawaalu quoi donc boo ma meree ma waaru c'est simple boo ma meree ma waaru donc bàyyi leen ñu wax lu leen neex parce que nit ñi dañuy woote dañuy yàq der dañuy et cetera et loolu c'est des réalités sénégalaises du sax Sénégal kese àdduna bi yëpp nit ñi dafa mel ni ñaar ñu ànd la ñuy bañ a gis donc moo tax ma ne bàyyi leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem li may yëg xajul ci ndab mooy récipient ak bu mu mën a doon mën na nekk bool mën na nekk sio mën na nekk pan mën na nekk barigo donc xajul ci amul lu ko mën a contenir moo tax ma ne li may yëg xajul ci ndab te du jeex géej la rek day balde di ñëw ma ne kële wax ko bu mu yàq crédit parce que day woote di yàq der wala day woote di boole wala day woote di wut lu mu xam mais day sonal boppam parce que crédit rek lay yàq quoi. da nga gën a foor xeetu bon ci man donte du ma tux musuma tux voilà mu leer fii parce que gars yi bëri dañu may laaj la question donc. jusque ne xam naa daaj ji lan lay def ci doomu aadama xam naa booy naka lañ koy gisee lu mu leen jaral mais man sama drogue moom la quoi moo tax ma ne yow yaa gën a foor xeetu bon ci man soxla ma beneen drogue yow rek drogue nga ci man tat laay def su ma la jegee mën nga sa boor mat nga li nga doon ci man bu dul yow sama tool kenn du ko ñegee parce que tool gars yi tool genre sécurité la tool genre naka laa ko mën a wax diwaan la wala bërëb wala mën naa wax fief léegi nag li ko war a sécuriser mooy sa soxna parce que nit ku nekk soxla nga jigéen bu baax bu nekk sa wet bu la sécuriser donc tool ak loo fa mënti bay bu amul ñag
da mooy woo nga mala yi ñu ñëw dugg yàq quoi. donc loolu moo tax ma ne bu dul yow sama tool kenn du ko ñage bokk ak yow kër di fo di ree di kontaan mooy sama yéene ci yow mu antu ñu muur la nga uuf sama njaboot. donc pour dire que ne du ay affaire de passe-temps du ay affaire de comme ni ko gars yi di wax xam nga naka laa ko voilà dund bu gaaw mu jeex après ku nekk dem di c'est pour construire quelque chose. c'est plus profond que li gars yi di wax ay affaire de amour passager taf après mu jeex déedéet lii c'est pour construire une famille. moo tax ma ne bokk ak yow kër di fo di ree di kontaan mooy sama yéene ci yow mu antu ñu muur la indiwaat cosaan parce que loolu suñu ay valeur la suñu culture la ñu muur la nga uuf sama njaboot parce que suñu njaboot la ñu ñaar. je t'aime mon cœur kenn du ñu ree te doo dégg ndeysaan kenn du la yërëm kenn du la xool naan lan kii de jëkkëram toppatoo ko et cetera donc kenn du ñu ree te doo dégg ndeysaan dinaa la téye ni mu waree ba dégg jaraaboot. donc jaraaboot terme la boo xamante ne nii wolof yi dañ koy wax bu ñëwee ci kër fekk benn gayen te jabar tee bu rafet wala uuf njabootam wala même bu fekkee keneen la sax ku bokkul ci njabootam mais mu téye ko téewin bu rafet mais dañuy ñëw di ko jaajëfal ci loolu jaraaboot ci ni nga téewee xale yi. donc jaraaboot d'habitude sa goro moo la koy wax wala ku la dénk doomam ku ñëw jox la sa turandoo ne la voilà bàyyi naa ko ak yow. donc bu yarin bi bu rafetee toppatoo bu rafetee mën na ñëwaat en retour ne la jaraaboot ci ni nga teewee sama doom. donc ba dégg jaraaboot. après la laaj ma moitié ma reine l'autre mois ma meilleure amie ay termes la yooyu dégg ñëpp di ko waxante du samay création. ma moitié ma reine l'autre mois ma meilleure amie quand je parle de toi j'ai des larmes aux yeux parce que gis naa fi nga ma féete mënuma wax ci yow. donc quand je parle de toi j'ai des larmes aux yeux je t'aime et tu es toute ma vie. donc je crois que mooy loolu te loolu du jógee ci woyof du jógee ci saafonte ak askan wi du jógee ci déggal mag ñi donc du jógee ci voilà développer ay relations entre ñun artistes yi entre doomu aadama respecter doomu aadama mu ngi noonu daal loolu yëpp voilà mooy sénégalais mooy africain mooy fonk sa culture fonk sa tradition quoi.